yéenay jàmbaar salaamaaleykum mbokk yi xarit ñi déglu fii ci WPAT 9:30 AM seen mbokk seen xarit soxna Nogay Mbuub fas yéene leen ànd ak yéen tey jii nag di mardi 27 février muy bis bu mag ci ñun ñi tey di ci émission rajo Sénégal ni koy waxee rek ma ab kaddu El Hadj Ndaw yi soxna Nogay Mbuub ak rajo Sénégal defu leen rudul rek bëgg leen ci sa xol bi ba tey élagement la abu boobu kon nag di leen wax ne bu ngeen toogee ci seen rajo di ñuy déglu yokk leen ko tuuti dégloo ñu ak xel dégloo ñu ak xol xam ne tey nee naa leen daan nañu def les affaires de la cité dinañu def affaires religieuses waaye tamit dinañu wax li nga xam ne mooy xew-xewu jamono te les affaires de la cité nag dafa bokk ci ma wax leen ne yëgle naa ko fan yële ci ginnaaw maa ngi am son excellence El Hadj Amadou Ndangaan Ndaw ñu war a am ak moom tey waxtaan wu rëy waxtaan wu yaatu ci li nga xamante ne nii moo war a ñoŋal wala moo war a dalal xelu sénégalais yi ci ni ñu war a àndee ndax xam ngeen ne rôle consul dañ ko war a xam lan la lu mu war a taxawee dend ak ressortissants sénégalais yi yor seen protection war a agir en cas ci lu nekk. waaye tamit waxtaan ak ñoom ci seen consulat waxtaan ak ñoom ci seen i passeport waxtaan ak ñoom ci seen i carte d'identité war a waxtaan aussi ci li nga xamante ne nii war a waxtaan ak yéen tamit ci li nga xamante ne nii mooy jëm ci li ñu naan carte électeurs yi loolu nag débat bu rëy la kon nag gaañ yi bu kenn jóge fi nga toog li may def rek mooy wax leen ne gannaaw bi ñuy jëmee ci programme boobu dañuy mën a jëm tamit ci li nga xamante ne nii mooy dolliwaat sant yàlla julli ci Nabil Moustapha ci jëngal bi nga xam ne saa suñu ko ubbee dañu naan ñi nga xam ne ñi ngi nekk ci lalu hôpital yi yàlla na leen yàlla may tawfiix ak taysiir waaye ñi nga xam ne ñoom la loxo caabi féete ginnaaw bugguma koy wax sax ñooñu tamit yàlla suturaal leen waaye ndamal Serigne Touba ak ndamal jullit yi ak ndamal mbokk yi booloo ci doon benn ci nasu ci buum bi dellu siwaat nañu ci ñaan googu ñu defoon ci ñoom soxna Khady Gaye ak Ami Ndiaye yàlla def na soxna Khady Gaye génn ci biti ànd ak ñun ci suñu biir communauté te loolu nag mooy ndamal jullit yi ndax bi ñu jaaxlee dañoo ñëw fii ci rajo yi waxtaan ak yéen ci rajo Imam Moustapha Diop waxtaan ak yéen suñu rajo muy neige jour boobu ñëpp ñëw ci association bi kenn ku ci nekk def ci sa li nga mën consulat bi jël alalam bu bari def ci taxawu leen nag ci mbirum consulat loolu it ba ñu dellu si ba ñu yàlla dimbalee tamit ba nga xam ne mbirum Khady Gaye teeng na présidente soxna Momi Sène moom it jël taxawaayam ak matukaayam ñu laajaat $11,000 mu def ko ak biir daayira Maam Jaara ak ay sympathisants ak ay mbokkam suñu doon may ñu ci ndam kon jaaraama sénégalais yi jaaraama mbokku jullit yi jaaraama mbokku taalibe yi kon nag ni may def mooy damay ànd ak yéen rek ci li ngeen xam ne moom la ñuy wax alquraanu karim waxu yàlla su ko defee ñu dellu siwaat ci léegi ci yéen. bismillahi rahmani rahim. alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yawmiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين amiin yaa rabbal aalamiin sadaqallahul aziim di ñaan fatihatul kitab boobu yàlla nañu sàmmal émission bi te léemul ñu ko léemu mbokk jullit yi déglu képp koo xam ne yaa ngi am jàngoro mu saafara la kon ma dugg rek ci tàgg bi nga xam ne mi ngi jóge ci sunu xarit sunu doomu ndey soxna Louise Mbaye ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون sadaqallahul azim inna lillahi wa inna ilayhi raji'un Serigne Mountakha Mbacké xalif général kulli murid ca Touba Serigne Mbaye Sy Mansour xalif général de Tijane ca Tivaouane Serigne Sidi Ahmed Sy ci Washington
imam Hadim Bousso di imam ratimu kër Serigne Touba imam Dieye ak imam Ablaye Diop di imam ratimu kër maam El Hadji Malick ak mboolem imam yi waa kër Baye Laye waa kër maam Khalifa Niass ak maa kër Baye Niass ak mboolem jullit yëpp président Papa Sed Dramé ak mboolem vice président yi ak ñi mu àndal ñëpp ak membre comité directeur bu Mika Serigne Talla Ndiaye bu président Tidiane yi ak ñoom Fally Ndiaye ak mboolem ñi nga xam ne ñoo aju ci waa kër maam El Hadji Malick consul général El Hadj Ndaw ak njabootu consulat bi mu àndal yëpp Ibrahima Sow papa Ibrahima Sow di président ASA ak mboolem ñu mu àndal ci association des Sénégalais d'Amérique El Hadji Silla di càmmiñ ci Louise Mbaye ak njabootam Rama Diallo ak ñi ci ñopp ñëpp Pape Fall Signalé di càmmiñ ci Adja Louise Mbaye maamu daara di yaa aram aaj di sunu yaay di magum daara ji di magum l'islam di mag ci communauté bi di magum lébu gi soxna Momi Sène di présidente daayira Maam Jaara ak mboolem membre yëpp Adja Fama Dieye Adja Maam Assou Diop Adja Fat Bodian ak mboolem membre daayira Maam Jaara yëpp association des lébu bu El Hadji Mohamed Diagne ak mboolem ñi mu àndal ñëpp ak njabootu lébu gi yëpp Lassana Tamba Dieng ak mboolem ñi nga xam ne ñoo ànd ak ñoom ci wàllu liggéeyu Baobab yëpp Adja Louise Mbaye ak mbokkam yëpp ak xaritam Madieng Ndiaye di borom këru Adama Gueye ak Nabou Gueye ak mbokk ñi nga xam ne ñooy xaritam yëpp Louise Mbaye di doom ci ki faatu Fatou Mbaye di doom ci ku faatu Aïda Ndeye Fatou Sow di doom ci ki faatu Adja Ndeye Assou Ndiaye assurance di doom ci ki faatu Adja Ndeye Ndiaye 116 di doom ci ki faatu Mar Gueye ak soxnaam Kiné Ndiaye di doom ci ki faatu ak njabootu Mbusa Yees yëpp Alié Diagne ak soxnaam Penda ak njabootu Seng-Seng yëpp Mbaye Dieye Faye ak mboolem ñi nga xam ne ñooy magu Seng-Seng yëpp ñi nga xam ne ñoo nekk ci dëkk bi ñoo am naqar ak tiis di leen tàggee seen yaay Khadijatou Faye Khadijatou Faye nag génn na àdduna ca Sénégal ñu koy wax Khady Faye doon yaayu Louise Mbaye génn na àdduna tey ca Sénégal ñu denc ko itam ca Yoof ga nga xam ne moom la fa la dëkk ñuy wax ne rek képp ku nga xam ne yaa ngi am jaal mën nga woote ci 646 765 39 39 ñi ngi am alxames ci zawiya Maam El Hadji Malick ci la ñuy defee ñaan gi ndax Louise Mbaye dafa war a dellu Sénégal samedi incha allah ajjuma itam danañu ñëw ci fi nga xamante ne nii mooy fi waa kër Serigne Touba yi di jullee mu daje fa ak mbokk yi saafante waaye ñaan gi ñu ngi koy nangoo alxames ca zawiya Maam El Hadji Malick 128 and Park Avenue kon nag ñi ñaan sunu borom tabaraka wa taala defal ñu sunu yaay jooju yàlla defal ko ci géeju lislaam ak géeju alquran sallallahu alayhi wa sallam والله محيط بالكافرين يكاد البرق يخطف أبصارهم كلما أضاء لهم مشوا فيه jërëjëf kon nag ñu daal di dugg rek ci programme bi nga xam ne tey jii duma leen fàtte di leen wax ne ñu ngi ci ànd ak sunu sponsor yi mag ci nga xam ne bi ñu ne dañuy invité sunu consul bi Acha Sarr ànd ak Ami Ndiaye jóge Dubaï indi ay marchandises yu baax a baax yoo xamante ni képp koo xam ne woo nga Acha Sarr soie yu baax yi parfum yu baax yi ak basin yu baax yi Ami Ndiaye boo leen demee ci place ba 116 ma ngi ci ànd ak Acha Brooklyn loo leen soxla ñu délivrer leen ay secret yu am solo la ñu indi ci communauté bi indi ko ci dëkk bi kon daal Acha yaakaar naa Dubaï dégg naa toj nga ko la fa nekkoon lépp indil nga ko waa Amérique yow ak Ami Ndiaye kon bu leen fàtte dem ci Ami Ndiaye ak Acha Sarr marchandises yu bees yi ñu indi surtout jigéen ñi nga xam ne ñi ngi waaj journée de la femme bu rëy bu mag boobu nga xam ne moom la ñuy waajal kenn ku ne kenn dootu fi jooyloo solu ndax léegi Ami Ndiaye ak Acha Sarr yombal leen lépp ci communauté bi ñi ciy jaar nag di gërëm tamit Mandoy Ndiaye moom it nga xam ne mooy triple A PC nekk ci 116e street di jaay téléphone yu
baax appareil yu baax xam nga léegi tabax yu kër gi Sénégal léegi garantie bi dafa wóor parce que da ngay am sa caméra taxaw fii toog di xam li xew sa réew boo nammee sa soxna sax da nga ko naan tëjal bunt bi ñu toog waxtaan toog ci caméra yi ak yeneen yoo xam ne Modou yi xamante ne ñun ñëpp dañuy FaceTime kon daal dem leen ci Mandoy Ndiaye mu daal di wax ak yéen lu am solo ñu dugg nag ci li nga xam ne mooy tàmbali programme bi nag macha allah damay bàyyi sama gan dafa am nu ma ko bëgg nuyoo su ko defee kuy nuyu buur kuy nuyu kilifa kuy nuyu sa lion kuy nuyu sa gaynde da ngay am nooy def ak moom xamal ko ne kilifa daal boo koy dalal da nga koy dalal jàmm. mu mel ni El Hadj émission bi am na solo gis naa nga taxaw respecté li nga xam ne mooy sunu hymne loolu nag ndeysaan jërëjëf kon noonu rek laa doon ñëwee ak yéen ci li nga xam ne mooy li ma leen digoon mooy ñu ñëw tey ma dalal sama gan bi El Hadj salaamaaleykum. waaleykum salaam Adja Nogaye maa ngi lay nuyu di la ziare bu baax a baax di la sant ci invitation bi ñu invité fii ci rajo Sénégal. jërëjëf consul général maa ngi invité tey ku mag maa ngi invité tey ku sell koo xamante ne ni tey xam ngeen ne ni ma leen ko waxee mooy consul général du Sénégal à New York nekk fii tey am doon nag koo xamante ne ni sunu kilifa la. ndaxte képp koo xam ne ni yaa ngi yor institution de la république war nañ la jox sa wàccuwaay bi nga yellool El Hadj nag rajo Sénégal tey bég nañ ci yow képp kuy seetaan yaakaar naa yaa ngi ne en direct ci Idrissa Sylla dugg ci Facebook bi te bu la rajo émission bi rëccee da ngay dem tamit ci YouTube bi mën ko déglu en direct donc ni may def El Hadj mooy tey dañuy ñëw doon waxtaan ci wàllu consulat du Sénégal ma am ci mbégte bu baax a baax pour nga ñëw wax ak sunu compatriotes yi ñu nekk ci seen réew mi lan mooy rôle consulat. jërëjëf Adja Nogaye maa ngi lay sant ci question bi nga posé balaa may tontu ci question bi dama bëggoon rek ànd ak sama mbokku sénégalais yi fi nekk ànd ak sama mbokku jullit yi fi nekk jaalewante li nga xam ne moo wàcc suñu kaw barki démb muy suñu magum taalibe suñu mag ci communauté bi Serigne Bassirou Gueye yàlla def mu jiitu. ñu ñaanal ko yàlla yërëm ko jéggal ko yàlla xare ko aljanna te saraxam yàgg ci suñuy loxo vraiment di ko jaale waa daayira Serigne Bassirou bi yëpp waaye di ko jaale daayira Mika bi yëpp di ko jaale jullit yi soxna Louise Mbaye aussi mi ma dégg léegi ne yaayam dafa jiitu ñu ngi koy ñaanal yàlla yërëm ko jéggal ko ñu ngi ko koy jaale incha allah dinañ ko woo kon ñu sawar lool ci laaj bi ñu laaj muy le rôle du consulat général balaa aussi may tontu ci loolu di nga ma permettre ma nuyu suma collaborateurs yi nekk ci consulat général du Sénégal à New York sant leen gërëm leen ci liggéey bi ñu ànd ak man di ko liggéey ci lu weesu ñetti at tuuti te yàlla diñ ci defal ndam yàlla ci defal ñuy am tawféexu li nga xam ne mooy yittee suñu mbokk yi ñu ci taxaw. kon maa ngi leen di ñoom sargal bu baax a baax di sargal suñu mbokku Sénégal yi fu ñu mën ci nekk. rôle consulat général boo ko seetloo mën nañ ko wax ñaari pàcc la benn bi mooy li ñuy ooyee protection consulaire leneen li mooy li ñuy ooyee promotion. bu ñuy wax protection consulaire mooy lépp loo xam ne rek mu ngi jëm ci document sénégalais maanaam nga soxla passeport nga soxla visa wala nga soxla. carte consulaire kayit boo soxla rek ci consulat bi carte d'identité loolu yëpp
dafay dugg ci li ñuy wax protection consulaire ci kaw loolu aussi protection consulaire mooy sàmm lépp loo xam ne àq la ak yelleefu doomu Sénégal bu nekk fii ci dëkk bi ci misaal doomu Sénégal boo xam ne tey jii nii jàpp na ne la nga xam ne mooy àqam dañ ko xañ ndax sénégalais la discrimination boobu bu fekkente ne que dal na ci kawam ñun dañu war a taxaw ba ñu delloo ko dans ses droits donc loolu bokk na ci li nga xam ne mi ngi dugg ci protection consulaire donc protection consulaire mooy lépp loo xam ne daal fu suñu mbokk sénégalais taxawee bëtam xonq mën na jàpp ne wàllu woowu noonu ci rôle consulat moo koy taxaw geneen gi nag mooy li ñuy wax promotion bu ñu ko waxee promotion économique culturelle sociale promotion économique gis nga président de la république bi mu jëlee boppu Sénégal bokk na ci li mu njëkk a wax mooy orientation bi mu jëmalee diplomatie sénégalaise mooy ñu am une orientation économique de notre diplomatie ci kaw loolu mu instruire ambassades yi ak consulats généraux yi pour que ñi taxaw ci promotion économique maanaam fexe ba koom gi nga xam ne mën nañ ko jëlee fii mu dugg Sénégal ñu gën a taxaw ba loolu gën a dëgër boo seetloo depuis que ñu nit ñu ñëw ci consulat général ci jàppale ak instruction orientation suñuy kilifa jéem nañ ci kéem kàttan ba boo seetloo ren doon na ñetteel yoon boo xam ne organisé nañu fi li ñuy ooyee un forum économique bien un salon de l'investissement comme ni ñu ko defee ak association des Sénégalais d'Amérique waaw donc loolu am na solo dinañu ñëw ci économique. dinañu ñëw aussi ci social. mais dañ doon taxaw ci rôle lan mooy rôle consulat. dañ doon ñëw taxaw ci lan mooy rôle consulat. yaakaar naa ne bu ñu xamee ne rôle consulat mooy mu àq ak yelleefu citoyen sénégalaise bi buñ koy dindee wala nit ki yaakaar na bafoué nañ ko ngeen taxaw ci kon dafa mel ni yéen maanaam ñi nga xam ne ñi ngi ci prison yi sax yéen a leen war a jàppale. waaw xam nga dañuy am sa benn collègue buy faral di wax ne bu ñu taxawee ci suñuy fenêtre sax mar day taal gis sénégalais bu def njombe. bu duggee ñun ñoo ko war a protéger te loolu mooy am maanaam loolu mooy tënk bi quoi. donc rawatina koo xam ne nag dañ ko téye. dafa nekk ci prison donc ñëpp la ñu war a assister. très bien assistance consulaire képp koo xam ne sénégalais la. daf ci am droit. c'est pas un privilège. droit la. moo tax ni nga ko xamee toujours depuis que ñu jël service. dinañu fexe di dem suñu mbokk sénégalais yi dem ci def des missions consulaires à l'intérieur des États-Unis mais aussi dinañ dem ci prison yi. suñu mbokk yi nga xam ne yàlla def na ñu nekk ci diggante yooyu. ñu mën a dem seeti leen. mën a seet des fois ñoo xam ne seen toogin foofu des naa doon li ñu yellool. ñu dem fa ñu rétablir leen ci li nga xamante ne que mooy seeni droit. yeneen yi ñoo xamante ne dañu war a dem seeti leen. pour waxtaan ak ñoom pour dalal leen. parce que des fois nga gis ci situation yoo xamante ne que dëgg-dëgg waxtaan ak ñoom dalal leen delloo si leen da ciy baax te loolu aussi bokk na ci liggéey. jërëjëf El Hadj yaakaar naa ne yéen a ngi koy déggee fii ci WPAT 9:30 AM seen émission rajo Sénégal bi nga xam ne deful rek pour di leeral li nga xam ne moom la ñu àndee war ko waxtaanee muy lu am solo El Hadj dafa am loo xam ne bi ñu nekkee ci communauté bi ñun dañ ko seetlu consulat bi yàgg nañ fi. mu nekk fii ci ay loxo bi nga jëlee ak service léegi xam nañ ne consulat d'habitude day joxe passeport xam nañ ne consulat bi d'habitude dafay joxe carte consulaire xam nañ ne aussi consulat dafa mel ni maire wala préfet parce que da ngeen di rétablir ay birth certificate yooyu xam nañ ko mais dafa mel ni gis nañu fii ay innovation yu am wala boog accidentellement ay situation yu am lu mel ni gis nañ fi cas social yi fi am gis nañu fees ñëw installé wu consulat bi gis nañu ne am na ay élections yi ñëw ci biir consulat bi nga dajeek moom nouvellement nommé ci situation yooyu demee noonu nga jàkkonteeg ba fa référendum yaakaar naa bu fi musul am tam gëj na fi ñu amee ko fii ci diaspora élection législative yaakaar naa c'est une première mu am fi mu entaché nag suñuy fichier électoral yooyu tey lan nga ci mën a wax ci ay difficultés yoo jànkonteel wala aussi lan nga xalaat ne buñ ci excès tey war nañ ci taxawaat jàngat mu doon patriotisme ak citoyenneté.
bon xam naa question yi moom dinañ ko benn. waaw benn. waaw mun nañu commencer ci li nga xamante ne tudd nga social par exemple. oui. tudd nga FAISE mun naa ko boole. dafa doon loo xam ne. président de la République moo jël orientation. choix am ne moom dina am taxawaay beneen bu jëm ci diaspora. taxawaay beneen boobu FAISE bi ñu ñëwee fi ñu ko fekkoon ci ay koppar. néewoon na. mu renforcer ko yóbbu ko en 2013 ñu ngi doon projeté 1 milliard pour après arriver jusqu'à 3 milliards. loolu moo nekkoon la projection. ci kaw loolu ci la ñu tombé ak situation boo xam ne situation de crise la woon. ñëpp fàttaliku nañu en 2012 bi fi président di ñëw pour la première fois. situation bi ñu tombé loon. mu nekkoon ne suñu mbokk yi nga xam ne. surtout jigéen ñi nekkoon fi yore woon koom-koom. yàlla def crise bi nga xam ne moo daloon ci kaw réew mi daloon ci àdduna bi yëpp. affecté na woon na leen ba nga xam ne dañ doon gis ne nit ñi seen économie yi nekkoon Sénégal lañ doon indiwaat fii di ko rapatrier pour dund ci. wala pour jéem ci suqali seen i business. appel de fonds yi bari woon na. voilà alors donc mu métti woon. rôle état mooy bu gisee lu mel noonu mu jéem a seet nan da ci mën a amee saafara. donc ci kaw loolu président jël une décision. immédiatement ne par exemple pour le faire dinañ am dotation spéciale boo xam ne dañ ko jox jigéen ñi ci la ñu njëkk a jël 200 millions jox ko jigéenu Amérique te defe naa ne loolu moo commencé li ñuy wax FFD mooy fonds financement des femmes voilà donc loolu biñ ko commencé les femmes de la diaspora biñ ko commencé mu def tâche d'huile jigéen ñu bëri profité ci donc loolu FAISE la te defe naa ne jigéenu Amérique en tout cas pour la plupart gis nañ ci seen bopp ñu ngi ci gis seen bopp bu baax a baax beneen bi mooy social pour la première fois ci histoire du Sénégal ci la ñu am li ñuy wax fonds aide et secours aide et secours daan na am waaye fonds bi demeewuloon noonu président de la République ñëwee daf ne nañ ko renforcer di jël même bu dee 10 millions la ñu def ko ci benn poste pour que bu jafe-jafe amee comme ni ñu xamee ne jafe-jafe day dàpp doomu aadama bu nekk ki nekk ci bitim réew comme nekk ci biir réew ma mu xam ne comme jafe-jafe mën na dabe nañu teg loo xam ne bu jafe-jafe amee ña toggal seen réew foofu mën a dem saafonteeg ñoom gisanteeg ñoom am loo xamante ne que mën nañu ko séq ci institution maanaam sa nguur Sénégal sa gouvernement ak yow gis nañ ko fi lu bëri des cas de décès dina fi am mbokk yi xaw a nekk ci xat-xat par exemple pour rapatrier le corps ñu xaar ci consulat pour mu ñëw jàpp ci bien que du rôle am rapatriement du corps du rôle état dëgg la mais dafay rafet ñu ñëw jéem cee jàpp dañ gis koo xamante ne que tëdd na hôpital lu yàgg liggéeyul soxla ko jàppale dëgg la ñu tëdd ak suñu ngor tëdd ak suñu jom comme ni ñu xamee ñu ñëpp sénégalais mais dafay baax ko boo demee seeti ko as tuut boo teg ci loxoom dina ko mën a réconforter dina ko réconforter donc loolu doon na 2 aspects yoo xamante ne gis ngeen ko fii ñoo xamante ne que yàlla dafa def ñu téye leen ñu bëgg ñu leen jàppale ci ay frais d'avocat dëgg la ñu jéem a seet nan lañ ci jàppale wante donc aide et secours loolu mooy yitteem te defe naa ne au départ am na peut-être que ñoo xam ne comprendre luñ ko woon doon ko ŋàññi mais defe naa ne bi ñu joxee ba ci kanam bëri na ñoo xamante ne que doon nañ ko ŋàññi peut-être gis nañ ci seen bopp à la tey kon mën nga ma wax aide et secours bi demul ci parti APR demul ci ay sympathisants ci sénégalais yi la dem mënul nekk parce que xam nga aide et secours yàlla def na dëgg-dëgg mbokku sénégalais bu fi nekk bu ñu xam te loolu j'en profite pour vraiment féliciter madame Maïmouna Niass ci taxawaay bi mu ciy taxaw macha allah mooy fépp fu mu xam ne que sénégalais nga fa tëdd moom moo yore social au niveau du consulat général fu mu xam ne sénégalais nga fa tëdd tawat bu dee sénégalais bi may na ko dina yegg ci moom seet ko ziar macha allah bu fa demee dina ñëw ne ma consul bërëb sangam suñu mbokk sénégalais ngi fa nekk te tawat na bu ko defee ñun ñu def un calendrier dem ku ci nekk rek ñu dem seeti la dëgg la seet noo toogee donc loolu yéenuma ko sama mbokk affaire yi yéenuma benn doomu aadama donc yéenuma ciblé ko par exemple pour sama mbokk affaire yi ni ñoom rek laa koy loolu sax mënta nekk dëgg la jërëjëf consul yaakaar naa loolu mun la nekk waaye nag dañuy wax ne fii ci rajo Sénégal dañuy waxtaane lépp li nga xam ne table bi ci suuf lañ koy waxtaane ñun dañ koy suusal ci kaw ñëpp mën ko dégg kenn ku ci nekk boo jàppee ne yaa ngi tëdd sa kaw lal te rus ngaa wax ak kenn koo xamante ne ni ay jafe-jafe la dégg nga ko léegi tudd na turu Maïmouna Niass dégg ngeen consul bañ ngeen ko ci mbedd mi lay dox di waxtaan ak nit ñi kon dabak moom numéro téléphone am daf koy jox ñëpp ku ko soxla war na mën a yomb consul yaakaar naa ne
fi nga dugal sa loxo léegi am na solo waxtaan nañu ci économie waxtaan nañ ci social waaye nag aali kalaj gi moom mënuñu tee ba ñàkk wax parce que nee naa la sànq ne dañu tombeek ay situation yu bari yoo xam ne dugg nañu ci référendum nga fekkee ko bi ngay ñëw fekk nga élection présidentielle ngeen ñëwi boobu beneen consul moo fi nekkoon ñu koy ñaanal yàlla yërëm ko muy Sidi Niang bi ngeen ñëwee aussi yàlla def ngeen am noo leen taxawee ci mbirum liggéeyal askan wi waaye mu mel ni tey ñu bari dañu naan ku bokk APR rek booy nekkee ci institution bu laal élection rek dañ naan yéen a ngi fraude alors que dafa mel ni fichier électoral bi ak traçabilité bi ci nekk kenn mënatu ko ndax mais nit ñi nag nee nañ sunuy carte dafa mel ni dañu ko denc. waaw ci misaal. xam nga tey jii nii. bu fekkonte ne que loolu mën a nekk Arlem kenn du ko fi gagné. mais dégg naa dëgg. waaw bu fekkonte ne que tey jii nii mën naa labaj ay élection fi nga xam ne fa lay voté kenn du ko fa gagné. dëgg la. te def nañu référendum. notre coalition a perdu Arlem. ñu def élection législative. la coalition a perdu Arlem. donc defe naa ne ñi nga xam ne dañuy wax ay dañuy sàcc. vraiment nañ jël loolu teg ko ci suuf. dëgg la bu ñu ko mënoon kon defe naa ne kenn du gagné Arlem. dëgg la mais c'est vrai que on a eu des difficultés. ci li nga xam ne mooy li jëm ci organisation élection bi. loolu difficulté matérielle la. bi nga xamante ne que tàmbali nañu liggéey bi. def tournée li ñu ko war a defee dem ci Sénégalais yi inscrire leen. bi ñu ñi nga xamante ne que ñoo ko def aussi ni ma koy expliquer rek de manière claire que ñu xam processus bi yëpp ni muy demee. mooy que dañuy am équipe bu jógee ministère de l'intérieur. jógee soit direction générale des élections ou bien jógee DAF ñoom ñu ñëw indi machines yi. ñun suñu rôle nekk ñu installer leen. mais aussi fi nga xam ne jàpp nañ ne ay sénégalais nga fa. ñu yóbbu leen foofu ça c'est le rôle de l'administration. moo tax daaw boo seetloo bi ñu ñëwee man personnellement man maa ànd ak ñoom. yóbbu leen vers nos compatriotes. et yàlla defal ñu ci ndam ñu am recordu inscription sur les listes électorales. en retour li nga xamante ne que moom la ñu produire en termes de cartes amoon na déficit. il y avait un déficit considérable. au-delà aussi il y a eu beaucoup d'erreurs. loolu defe naa ne waa ministère de l'intérieur expliqué nañu ko. joxe nañ ci des explications mais c'est à déplorer. maintenant ministre de l'intérieur bi ñu nommé nouvellement. Aly Ngouille Ndiaye monsieur Aly Ngouille Ndiaye. barki démb wax na ne ñi ngi dugg ci période de révision pour en allant vers les élections présidentielles. bu ñu duggee période de révision mooy lan mooy képp koo xamante ne que amoon na carte. te carte am amoon erreur maanaam par exemple lieu de vote bañ la defaloon. bokkul ak lieu de vote ba nga war a nekk. ñëwal ñu soppi ko. képp koo xam ne sa tur ni ñu ko bindee woon baaxul ñëwal ñu soppi ko. képp koo xam ne sa adresse wala sa turu waajur ni ñu ko defee woon ñëwal ñu soppi ko. ak ña nga xam ne binduwuñu woon. ñu ñëw bindu donc loolu mooy li jëm ci révision des listes électorales. mais ci kaw loolu. bu ñu ñëwee def révision am na lu mu wax mooy jàpp nañ ne lépp loo xam ne nekkoon na erreur ci fichier bi liggéey nañ ci rectifier ko ba à 98% aujourd'hui on peut dire que le fichier est fiable. defe naa ne bu ñuy wax fiabilité maanaam bu ñuy wax ne baax na lu ñu wóoru la lu wér la. bu ñu nee wér na ci juróom-ñeent fukk ak juróom-ñett ci téeméer. defe naa ne loolu. mun nañu wax ne wér na. dëgg la c'est pas parfait mën tax te perfection moom yàlla ko moom. yàlla ko moom dëgg la mais quand même 98%. ci perfection d'un fichier électoral. je pense que bu fekkente ne dañu bëgg day dem ci élection war nañu ci mën a dem. jërëjëf dinañ ci war a mën a dem dinaa ñëw léegi ñu waxtaan ci kañ la ñuy commencer révision yi. parce que mel na ni Sénégal am na date bu ñu joxe mais dinañu bëgg xam officiellement au niveau des États-Unis naka lañ koy commencer est-ce que ay réunion ñi ngi koy waaj a def ak les nos opposants ak la commission administrative ak ñu ko war a jiite donc dinañu ñëw léegi ci waxtaan bi mu mel ni am na suñu mbokk yu tàmbalee dugg ci émission bi bëgg ci joxe seen xalaat ci 212 219 9695 képp koo xam ne bëgg nga poser question wala nga am contribution mën nga dugg salaamaaleykum soxna si. maaleykum salaam soxna Noé. waa kooku Khady Ndiaye. waa man la. maa ngi lay ziar bisimilah yow dafa mel ni yaay première auditrice.
man xam nga ne boo dalalee excellence man maay nekk première auditrice. macha allah kon nag bisimilah yaakaar naa dégg nga fi waxtaan wi toll ci li ñu wax question yi ñu ko posé yépp ci li nga xam ne mooy rôle consulat war nañu dem sax ci beaucoup de compétences yi nga xam ne consulat bi waroon na ko gën a mën a am ak amélioration par rapport ak la diaspora sénégalaise ci seen taxawaay waaye tey ji lan nga mën a dugal rapidement ñu mën a dem ci waxtaan wi. waaw soxna Noé tout d'abord damay nuyu excellence El Hadji Amadou Nangar Ndao. maa ngi koy waaw bisimilah teel waaw vas-y rapidement Khady. waaw di ko dalal comme ni nga ko dalalee si rajo bi muy rajo bi du lépp lu ñu bokk. tey nag am nga gan gu mag. macha allah am nga gan gu mag bu mëtale. jërëjëf déglu naa li mu jot a wax. waxtaan bi mëtale na. question yi leer na. mais defe naa réponse yi tamit mëtale na. dëgg la parce que conseil wax na ci économie. conseil wax na ci social. te wax na ci élection. di gën a am importance. je pense que tey bu ñëwoon rek dugg ci politique. nit ñi suñu opposants yi dinañ am lu ñu wax. dëgg la mais li tax ñu teg ko fi li ko président tegee. mu wane ni lii mu fi président tegee tout c'est pas lu politique. daf ma fi teg ndax mëtale naa li ma fi tegalee. jërëjëf man dafa kontaan ci leeral bi consul leeral. jërëjëf Khady. ma bàyyi ñeneen ñu dugg ba ci kanam. dëgg la ñëw bu duggee ci politique ñu ñëw na daal di politique. dëgg la jërëjëf Khady yaakaar naa bu duggee nga ñëw daal di politique sëriñ bi salaamaaleykum. waaleykum asalaam wa rahmatullahi wa barakaatuhu. kooku suma taaw la. yaa booy. maa ngi lay ziar. maa ngi delloo ziar. merci. di indi rek contribution par rapport ak émission bi. waaw vas-y. naam duma koy déglu en direct waaye maa ngi koy déglu en différé à travers le Facebook. di wax na rek c'est une émission boo xamante ne émission phare la. très bien. wax dëgg yàlla ñu ngi la ci féliciter di la ci encourager. merci. ndax degré de citoyenneté bi am ci biir émission bi ak démocratie bi ci am. mooy war a doon exemple ci beneen képp kuy def rajo ci dëkk bi. merci war na xool ni nga koy doxalee ak ni nga koy tegee ci yoon. ak say question ni muy pertinent wee ak ni ngay def ci say choix wu invité ñoom war nañu xool loolu bu yaakaar naa bu ko ñaar ñett defee rek léegi rajo gën a avancé ci dëkk bi. merci Ibrahima. kon wàllu woowu ñu ngi la ci wax dëgg yàlla di la ci félicité di la ci encouragé. jërëjëf. waaye aussi di def beneen témoignage ci ki nga xamante ne moom nga invité tey. ci son excellence El Hadji Nangar Ndao. ndax wax dëgg yàlla man la Diop Lambaye dina parce que xëy na peut-être jotuma présenté wu ndax ba nga nee taaw rek ñu bari jotuñu xam nu mu demee. mais damay wax ne rek en tant que président association des jeunes Tidiane. damay def témoignage ci moom parce que ndax wax dëgg yàlla dafa di kilifa bu mat kilifa. ndax nekkul ci consulat bi rek mu ne ci bureau lay yem waaye fu ne mu ngi fay dugg fépp fu mu xam ne ay sénégalais ngi fa mu ngi jéem a gëstu di saytu ci ñoom ci lu ñu ne. beneen témoignage bi ma ci def mooy amul événement bu sénégalais di organiser fii ci Amérique mu yëg ko te solol boppam dàllam ñëw. loolu munoon na yónnee ay nit te ku mu yónnee woon ci consulat bi mu doy sëkk. kon ndaw waaye dafay jël délégation bu mag ànd ak ñoom. ci xew-xew bu mu mën a doon xeebalul kenn bësam. kon loolu buñ ko invité ci rajo lu bu mel nii. wax dëgg yàlla war nañ mën a def témoignage boobu ndax nit ñiy déglu xam ne wax dëgg yàlla ki nga invité du n'importe qui. très bien merci Pape Ibrahima kontaan nañu ci contribution boobu nga xam ne moom la ñu dugal Fatmata Hadi. waaw salaamaaleykum. maaleykum salaam yaakaar naa yaa ngi wootee ba Rhode Island wala fële. Pennsylvania bisimilah waaw. waaw ça va na ngeen def. ça va bien bien merci bisimilah. bi ma duggee sax yàggul parce que dama fàtte émission bi léegi laa ko fàttaliku. donc déglu mu première partie bi. oui. mais maa ngi nuyu son excellence di kontaan trop bi ma xamee ni aussi tey moom la ñuy dalal moo tax ma dugg ci émission bi ma wéyee ba léegi mais dama ko fàtte woon. donc maa ngi déglu kanam. d'accord. ba pare aussi rek di ko gërëm ak liggéey bi fi def liggéey bu rafet bi muy def fii. consulat bi. kooku moom ñëpp xam nañ ko. jërëjëf. wax dëgg yàlla baax na yaru na yiw na teey na vraiment yal na ko yàlla lafal cet. amiin amiin. di xool rek daal carte d'identité yu nekk ci consulat bi bu fekkee par exemple ci sama xalaat daal. mën nañu woo ñenn daal ñi nga xam ne dañuy jóge ci état yi xool. ndax am na ñi nga xam foofu bu fekkee loolu c'est permis. yaa ngi dégg xool daal ndax xam nañu fa ay militants yooyu bu ñu amee jot ci jour ouvrable yi. bon woo seen borom daal ñu jël seen carte. d'accord on a compris Fatmata. maa ngi déglu ba ci kanam dinaa ñëwaat. d'accord merci beaucoup Fatmata merci. El Hadj Soxna salaamaaleykum. maaleykum salaam soxna Nogaye. waa kay Adja Awa Diouf bisimilah.
waaw ñu ngi leen di nuyu di leen ziar di rafetlu liggéey bi. merci beaucoup. nuyu sa gan gu tedd boobu. jërëjëf. tey jii boo invité suñu frère. di suñu kilifa ñu ànd ak moom démb ba tey. war nañ cee dugg tey nag di nga bari ñoo dalal. parce que ki nga invité moo tollu noonu. dëgg la. waaw leeral yi mu joxe. sant nañ ci suñu borom bu baax a baax ndax leeral yi matte na la comme ni ko Khady Ndiaye waxee. jërëjëf leer na naan ñi ci bopp sénégalais yi. jërëjëf. ñi xamante ne nag ñoo fi nekk di ŋàññee mooy opposition bi. su sa gémmiñ di nàcc doo wax lu baax. dëgg la. moom mooy li fi nekk. dëgg la waaye Macky Sall la juumul ba mu ñu tànnalee El Hadji Ndangan Ndaw. mat na liggéey bi xam na fi mu teg tànkam xam na fu mu jóge kon nag ñun ñi ànd ak moom xam ko démb amuñu xel ñaar ci liggéeyam rafetlu nañ ko sant nañ ko gërëm nañ ko ndax ba mu yéegee mënoon na wàcce mënoon na changer numéro téléphone te numéro ba mu yoroon démb ak bërki démb moom la yore ba léegi jërëjëf Adja Awa am ci na koo xamante ne soxla nga elaat mu lay wax xaaral day taxaw ci sa soxla ràññewul ki nekk APR ak ki nekk feneen kon nag kooku dañ koy sant di ko gërëm di rafetlu liggéeyam di ko ñaanal yàlla di ko nuyu bu baax a baax di ko damoo ndax réussiram mooy suñu réussir jërëjëf suñu bokk la suñu càmmiñ la ñu ngi koy remercier bu baax di ko ñaanal yàlla jërëjëf Adja Awa Diouf salaamaaleykum allo Thierno Ndiaye waaw dafa mel ni kii dafa waaw bismillah waaw maa ngi nuyu suñu excellence di la nuyu yow tamit suñu excellente député. jërëjëf Ndiaye. di wax nag man damay lancer appel pour képp koo xam ne APR nga nekkoon te yoruloo sa carte. na nga dem binduwaat nga jël sa carte. képp koo xam ne amoon na erreur ci carte am na dem rectifier erreur am pour ñu jàll premier tour. incha allah 2019. jërëjëf. li ci des nag mooy nañu fàttaliku nag suñu sœur boobu Rougui Sall. incha allah. waaw merci Rogué. jërëjëf El Hadj Thierno Rougui Sall fàtte wuñ ko xam naa ne gaañ ñu ngi ci kawam salaamaaleykum. salaam na ngeen def. ñu ngi sant yàlla ba. ma ni. man daal di dama amoon problème sama identité. bi ñu wotee ba noppi. waaw. ci élection yi passé. waaw. dama ko fàtte woon foofu. dégg nga. waaw dégg naa kay. ba jaaxle ko nag ma ñëw consulat ba mu ko doon laajte ñu ne ma ñëwagu fi mais na nga fi ñëw next week ba ma ñëwaat fa ñu ne ñëw na fi mu ne ma dante yi ki koy joxe nekku fi. waaw sëñ bi ba dox ba sonn fi ne mun ma cee jot. nan nga tudd. Salif Diop léegi delluwaatal ci consulat bi te ñu ngi defaat révision su ko defee que lépp bu soobee yàlla di nga ci jot sëñ Salif Diop consul jël na sa tur bu soobee yàlla dégg nga. baax na salaamaaleykum. maaleykum salaam allo. waaw bisimilah. waaw Ndao man la Bathily. Bathily bisimilah. na nga def ça va. ça va bien merci. xanaa di jaar fi ñëpp jaar rek. vraiment consul bi fay vraiment macha allah quoi nit ku baax la quoi. merci beaucoup. vraiment nit ku am yëpp ci nit ñi la quoi parce que man ñëwoon naa fa vraiment gis naa ni muy liggéey vraiment quoi vraiment di ko sant di ko gërëm rek. jërëjëf. ok merci beaucoup. merci Bathily salaamaaleykum. allo. salaam wa rahmatulah. bisimilah. ñaan na koy. Mère Mati Diouf. def Pouf Diall. Diouf. lay siyaare. ligne bi de xonk na moom xam naa ne consul moom ba consul xanaa yow da nga dafa jaay rendez-vous. moo tëggoon loolu. kon nag ma ngoog bisimilah ñëwal gaaw. Sandéne Aram Faxa xale bu yaru la. dëgg la. ne ko président juumul. ndax ci dëgg-dëgg mosuma gis consul bi sol dàllam dem ci kër yi di jaale ji da koy def. dana yóbbu suukaru koor fu ne. dana seeti ñi feebar dana fa yàpp allo Mère Mati dafa dagg allo salaamaaleykum joxaane. Mère Mati do dellu si lu soxna Ndege maa ngi lay ziare. waaw maa ngi nuyu son excellence. gërëm te yow it ma lay sant bu baax di la gërëm parce que depuis émission bi nga woowee kii Pape Gallo. ak comme ni ko waa ji waxee sànq ak ni nga woowee conseil nii la quoi émission bi lañ koy defee. vraiment ñaari émission yooyu yokk nañ ci sa doole émission lu bare. jërëjëf muy bii paase ak bii. bon man su ma bëggoon a apostrophe consul. apostrophe mooy dama dégg sànq ñu wax ne.
consulat bi am na benn fonds bu fa président de la République dugal boo xam ne pour dimbali Sénégalais yi. ñi néew doole. foofu dama bëgg a ñaaxaat Sénégalais yi parce que am na ay gor yoo xam ne ci dëkk bi sonn nañ loo. te mënuñoo wax. donc numéro Maïmouna Niass boobu ngeen joxe ngeen ci Maïmouna Niass boobu ngeen tudd. ne moo yor loolu. may ñaaxaat Sénégalais yi képp ku ñu gis koo xamante ni ku sonn la tey gor. ñu dimbali ko dem ci Maïmouna Niass wax ko parce que am na ñoo xam mënuñoo wax. d'accord. te sonn nañu lool jërëjëf soxna Nogaye man loolu rek laa bëggoon a. jërëjëf Joxaane kontaan naa ci yow Mère Mati dafa dagg salaamaaleykum Mère Mati. maaleykum salaam Nogaye. waaw rapidement. maa ngi jégalu baat bi dafa sañ. waaw waaye li may wax rek bariwul sax consul lay sant bu baax rek. ne président juumul. waaye noonu la consul di mën a mel ndax fii la nekk ci ñun ñu tànne ko ci ñun. kon xam na suñu feebar xam na suñu jàngoro te mi ngi koy dox. li am solo mooy na ko ñëpp ñaanal yàlla rek. ñaanal leen yéen ñi nekk ci yoon bi di dox. ba yàlla mën leen kattan. ak wér bu ngeen mën a eggale fi ngeen jëm mais xol yi ñëpp dinañ sedd. jërëjëf. ndax Sénégal ko tax a jóg te Sénégal rek ngeen di liggéeyal asalaamaaleykum. waaleykum salaam wa rahmatulah jërëjëf Mère Mati salaamaaleykum. waaleykum salaam. waaw wàññi sa rajo kilifa maa ngi ziar. waaw xanaa la ñuy wax rek ci consul. ba mu juddoo ba tey fu mu mas a dem ndam la fa am te musul ne leen ba ci dara. du ci sëñ choix bi. du ci association bi. du ci Sénégal ga nga xam ci waa ña seen kilifa ya nekk Sénégal ci la bokk. kon yàllaa ko def mu juddu bokk ci lu baax. bokk ci lu baax fu mu dem ñu tànn ko fa. bu doon dañuy wate laalo fii. am na ci ñoo xam ne tur yu mag la ñu am. bu ñu wateeg moom mu gani leen. dëgg la ci ñoom doon ñu bañ a tudd benn parti. dëgg la bu boobaa. parti opposant yi koy jëkk a wateel mu gañe loolu lu ma leer la ku la nag koo xam ne kii boo falee kilifa diine ma nga fa la tax mu bañ la waaye bañ la sax ndax yow sa liggéey nekk na jërëjëf yàlla nag loolu lu mu def ci nit mooy continuer yàlla na leen yàlla jàppale comme li ma dégg nit ñi rek émission bi aw na yoon kontaan nañ ci bu dee benn carte nañu wër ni man danaa ko wateel Macky Sall bu soobee yàlla bu ma déewul merci beaucoup kilifa diine jërëjëf salaamaaleykum maaleykum salaam bismillah alors Nogaye waaw waa xanaa rek apporter rek benn kii bu ndaw a ndaw. kooku sama ambassadeur. kii man la Papa Gallo. waaw Papa Gallo Ndiaye waaw Papa Gallo ça va. waaw ki nga xam ne bi la suma xarit la suma doomu ndey consul général. waaw. waaw ñëpp xam ko ci maanaam dalam ak yaram. bëgg liggéeyam ak mën ko donc président juumul te it mi ngi góorgóorlu xanaa rek ñun ñëpp ñu gën ko dooleel. ñaanal ko yan bi mu attan ko man seede boobu je tenais à le dire parce que man ak moom yàgg nañ te amul benn soppeeku tey la gën a oyof tey la gën a baax tey la gën a bëgg liggéey pour communauté bi nañ ko jàppale ñun ñëpp rek xam ni maanaam li ñu boole moo gën a am solo li ñu war a mën a séparé wu nañu ñun ñëpp retrouvé wu rek jàppale ko pour mu réussir mission bi nga xam ne moom lañ ko confié. organiser élection yi ci anam yu mu gën a rafetee. incha allahu rabbi yàlla mun na loolu yal na ko yàlla def. amiin loo xëy ne li may contribuer mooy dafa mel ni dama déggoon ni consulat léegi yokk nañ fa benn coppite bu bees que ni dañuy defar carte d'identité au consulat loolu it bu doon mënoon nañu. waaw dinañ ci ñëw léegi incha allah dama am ñu duggandoo woon rek. bu dina ñëw ci carte d'identité yi mais jërëjëf ci laaj boobu nga ñu fàttali. jërëjëf Ndeye Fall Jules. asalaamaaleykum soxna Ndege. waaw maa ngi ziar na nga def bisimilah ci rajo Sénégal. maa ngi delloo ziar maa ngi lay nuyu. jërëjëf ñu ngi lay fay bu baax. di nuyu son excellence consul maa ngi koy nuyu. di wax ne dama bëgg a wax demande poser consul question. mais il faut ma koy poser question. waaw dafa am tuuti rek lu ma bëgg a wax tuuti rek. so Nogaye dafa na je pense que ñu ñëpp ay citoyens lañu. te def naa ne boo ñu invité consul c'est pas pour la paix. encore une fois. da nga wax ci sa wax ne consul c'est une institution la. n'est-ce pas. c'est le Sénégal. donc yaakaar naa ne c'est pas le consul bu fekkee c'est le consul du APR. loolu bëgg naa mu tontu ma. mais d'abord lan moo tax nga ne dañu ko invité fii ñu wax ne consul APR la. ban remarque nga def loolu. il faut pas bu ma jëkkantu parce que kenn waxul dama. non xam nga dama la déglu Ndeye nga poser question. dama poser question boo dégloo di nga xam fu ma jëm. waaw vas-y poser question. néew ma ne dañoo ñëw ne consul APR la encore une fois. ok. mais j'ai constaté que. pas mal de gens yu dugg def intervenir dañuy intervenir pour taggu consul. donc je pense que ce sont des partisans. d'accord léegi lan mooy sa question rapidement. voilà li ma bëgg a wax mooy. nañu arrêté di wax que opposition seen gëm yi naaj wala yooyu loolu c'est pas
c'est pas le problème actuellement. Monsieur le consul man la soxna Ndeye Fall. dama lay poser ay questions yi ma la poser nag mi ngi jëm ci li nga xamante ni mooy carte électeurs yi nga xam ne moo nekk au consulat. Ils sont au nombre de combien. ak carte yooyu ñi ko ñoom moom seeni borom négam dañoo résider wu ici aux États-Unis oui ou non. D'accord. Deuxième question bi mooy. carte électorale bi nga xamante ni nee nañu inscription renouvellement yi mi ngi war a démarrer le premier mars. dans 2 jours. te fii aux États-Unis jusqu'à présent dégguñu benn yoon boo xamante ni def nga communiquer sur loolu wala nga convoquer li nga xamante ni mooy kuréelu kujje bi. troisième bi dama dégg seen biir wax ngeen di wax naan fichier bi leer na mais fichier bu leeree du yéen a ko war a wax ou bien du li nga xamante ni ñoo ñëw commission internationale sans pour autant nga impliqué ci ñi nga xamante ni ñooy sa askan bi nga xamante ni ñooy parti d'opposition bi société civile les Sénégalais eux-mêmes yi nga xam ne ñoom ñoo jël seen carte pour dem ci urne yi pour voter. d'accord Ndeye sa question comprendre nañ ko da ngay contribuer te temps bi def ma njett salaamaaleykum. maaleykum salaam. rapidement ñu may 2 personnes mu dugg ñu ñëw ak consul ci laaj yu am solo yooyu Ndeye Fall laal ak yi ñu ko laaj bismillah. asalaamaaleykum. bismillah. man la Doro Ba nekk Memphis. oui. maa ngi leen di nuyu di leen sant. surtout si émission bi. waaw rapidement dafa mel ni yaa nga yor internet mais soo ko mënoon wàññi nga gaaw ci li ngay wax parce que temps bi 10 minutes la. waaw te dama bëgg consultante waaw. émission bi nuyu consul man la Doro Ba nekk Memphis. jërëjëf Doro. yaa maa ngi si ak Nogay maa ngi lay nuyu tamit. maa ngi lay fay bu baax Doro. di leen sant di leen gërëm. merci Doro ñu ngi lay fay bu baax. di nuyu consul aussi xam naa ne nit ku baax la. def fi nekkal ay sénégalais man gis naa ko à maintes reprises ñëw na Memphis. si référendum bi si inscription yëpp. d'accord. te xam naa ne nit ku baax la. jërëjëf. moom sénégalais rek la toogalul fii parti ou bien parti tel ou parti tel. d'accord Doro. dinañ ci ay question nag par rapport ak révision yu ñu waajal nii. très bien rapidement poser sa question parce que dañu bëgg 10 minutes yu des consul mën ci tontu te émission bi dafa am solo fu mu ne nii. waaw man dama ko bëggoon laaj rek par rapport ak carte yi ñu defoon fële yoo xam ne dañuy amoon ay erreur yoo xam ne dañuy inscrire mais jotuñu seen carte lan mooy solution bi balaa commission bi di ñëw quoi. d'accord. comme ça nit ñi mun a xam avant commission di ñëw li ñuy def ba kii quoi. d'accord kon ñi nga xam ne ñi ngi déglu Doro baal ma dama la dagg parce que il faut que ñu ñëw tuuti ci 10 minutes yu des te dafa am solo waxtaan wi yaakaar naa consul général ma mettre au point tuuti ci li nga xam ne waxtaane nañ ko fii rajo Sénégal la invité bu ñu fi am yow Ndeye Fall da nga yor rajo kenn xamul kan mooy dugg ak ku dul dugg donc képp koo xam ne da nga nekk opposant wala nga nekk citoyen wala nga nekk leneen ku am sa carte wala koo séq ak sa nit mën nga woote nga gërëm ko sant ko rajo PDS bu ñu ko taalee waa PDS rek ñooy dugg di ca wax lu baax bu ñu invité nag membre APR ay nitam mën nañu toog wax ko bu ñu invité consul général nii nga def si am na solo trop nga poser question yu am solo loo xam ne soxal na nit ñi wala boog soxal na leen ñu waxtaanee ko consul yaakaar naa laaj naa la sànq ci lu am solo ci wàllu li nga xam ne mooy carte d'identité yi nga xam ne moom ngeen di defar ci consulat bi mais balaa ñu ciy loolu ma bëgg question yi nga xam ne wax nañ ko ñu nga évacuer ko ñu doog a ñëw ci question laaj yu am solo yi. waaw jërëjëf soxna Nogay maa ngi lay santaat bu baax di sant ñi nga xam ne dëgg-dëgg ñëpp oote nañu pour contribuer ci émission bi dama bëggoon commencer par les cartes nationales d'identité carte d'identité yi ñëpp xam nañ ne depuis que ma jël service bokk na ci li nga xam ne dëgg-dëgg doonoon na yitte boo xam ne yitte suñu mbokk sénégalais yi la woon ñun ñu defoon ko suñu yitte aussi ci consulat général bi muy fexe ba suñu mbokk yi mën a defaree fii seen carte nationale d'identité pour que ëllëg bu ñu soxla passeport mën ko defar ëllëg bu ñu amee rendez-vous mën pour defar seen i kayit d'immigration mën ko defar yàlla def na tey jii nii loolu ci instruction ferme bu président de la République Macky Sall tey jii nii ñu ngi koy def au consulat général loolu nag dama bëgg mu leer ne amul lenn lu mu jote ak carte électeur carte nationale d'identité yi nga xam ne moom la ñuy def enrôlement bi au consulat général du Sénégal à New York tey jii nii jotewul lenn ak carte électeur période révision wala refonte fichier lañ koy def te période boobu ñëwagul ça me permet de faire une transition vers les questions de madame Ndeye Fall Jules Ndeye Fall maa ngi lay nuyu ci kii comme ni nga may nuyoo maa ngi lay fay li nga xamante ne que moom nga wax muy ci carte nationale d'identité yi carte d'identité yi nga xam ne ñoo nekk au consulat général du Sénégal à New York aujourd'hui
tey jii nii bokkatul ci processus électoral loolu dama bëgg nit ñi bàyyi ko xel parce que dafa mel ni dañu koy jaawatle carte yi nga xam ne moom la ñu produiroon ci bi ñu defee refonte fichier électoral bi ñu ko distribuer ba élection jeex bi ñu defee élection ba jeex booba li nga xamante ne que moom la code électoral wax mooy la commission administrative képp ku ci bokk war na mën a dem ci ki nga xam ne moo fi toogal Sénat muy la DCNA ñu defal leen le point sur la distribution des cartes nationales d'identité bu weesoo loolu c'est l'administration qui s'occupe de la distribution des cartes nationales d'identité boobu élection jeex na donc diggante boobu dama bëgg aussi mu leer carte d'identité yi fa nekk tey du carte boo xamante ne que dafa bokk ci processus électoral tey jii nii carte la boo xamante ne que dañ koy distribuer pour nos compatriotes parce que loolu dafay servir de carte nationale d'identité jusqu'à ce que ñu demaat période d'élection. Très bien. du dëgg donc bi ñu ñëwaatee révision nag bu boobaa on pourrait faire l'inventaire des cartes ya fa des ak carte yooyu nan la ko seeni borom di jël si dëgg la bon li nga xamante ne ko aussi laaj na ko muy datu révision des listes muy révision liste électorale yi muy ci li nga xam ne moom la ñu jublu c'est vrai que annoncé nañu au Sénégal que du 1er mars au 30 avril la fii ma toog je n'ai pas encore été saisi officiellement pour pouvoir dire que telle date la commission arrivera à New York pour que ñu mën a commencer les révisions xam nga lii c'est pas notre première expérience daaw def nañu fii révision daaw def nañu fii refonte moo gën a métti d'ailleurs def nañu fi refonte te bi ñuy def refonte aussi dès que ñu xam date bi nga xamante ne que ci la commission bi di ñëw jógee Sénégal ci la ñu convoqué la commission administrative def réunion bi au consulat général la nga xam ne am nañ ko yëpp ci information ñu partage ko ak ñoom def naa ne bu waxtu woo jotee dinañu convoquer la commission administrative wax leen ne leen telle date la commission bi di ñëw telle date la ñuy commencer la révision ci suñu juridiction ci États-Unis telle date la ñuy dem tel état telle date la ñuy dem telle localité. D'accord. Bon beneen bi mooy commission convocation commission administrative donc loolu le fichier bi nga xamante ne moom la wax ne dafa am ñu jógee bitim réew ñëw valider fichier bi mais defe naa ne bi ñuy woote waxtaan ci fichier électoral mais président de la république moo yëkkati kàddu woot ku jéegi woo ñëpp ne leen ñëw leen ñu waxtaan dëgg la ñan ñoo gedd waa ëpp ñoom mais alors mënuloo taxaw ne dama gedd ba pare ne boole wu bëgg xam li ci xew léegi may ma foofu consul dara dafay baax aussi ñuy wax Sénégal yi di nga xam ne mooy li am dëgg la le président de la république a fait appel à tout le monde ne ñëw leen ñu dialoguer ñu ne élection yi ni mu demee baax mu ne kaay leen ñu waxtaan ci fichier bi dëgg la boo taxawee ne ñëwuma waxtaan mais mënuloo taxaw ne boole wuñu ma ci dëgg la jërëjëf Traoré rapidement ñu jox la 1 minute depuis Montréal salaamaaleykum maaleykum salaam. rapidement Tra il nous reste que 3 minutes ñu ngi lay fay bu baax a baax. di nuyu sa invité bi El Hadj Ndao monsieur le consul. jërëjëf Tra. dama doon ñëw rek pour rafetlu émission bi. merci beaucoup. def également témoignage si consul El Hadj Ndao. parce que ñun ñu ngi Canada mais ñu ngi am écho également. auprès de la communauté. booy montrer proximité bi si communauté bi. C'est important. Donc c'est ça être républicain. Très bien. Son Excellence monsieur le président de la République ñëw dénk la poste. yow seetoo si couleur yi parti seetoo si dara mais yow sénégalais yi. nga seet ñu parce que ñoom nga représenté. ñu ngi rafetlu liggéey boobu di koy encourager encore une fois de plus. Merci. parce que tamit su nga joxee donc noonu la nga fay defee. jërëjëf. ñëw si communauté bi nekkul APR nekkul beneen parti mais sénégalais en tant que tel. jërëjëf merci Tra xam naa nag le temps nous est vraiment compté fi mu nekk nii ma jël dernière auditrice ça si fal rapidement 1 minute ma jox sa consul mu tàggatoo. waaw soxna Nogaye tey moom dugg ci rajo bi. jafe na tey consul la ko mën man dama war a jël sax 1 heure de temps ci imam Moustapha Diop parce que débat bi tey dafa nekk loo xam ne débat compatriote la débat wu sénégalais yi la débat boo xam ne dañ ko bëri waxtaan parce que am na solo dugg parce que dama bëggoon a bàyyi mu développé lu bare parce qu'il est là en tant que consul général donc defe naa ne soxna Ndeye Fall bu déglu woon rek dina déglu man na dugg en tant que militante de l'APR ma bokk ak moom sama cousin muy le consul mais damay dugg en tant que militante di def benn témoignage rek rapidos dafa am ku ma bokkal daayira soxna Jaara Buso fii ci Washington DC
doonut membre APR. mais ba mu ñëwee New York il y a 2 mois di wut ci passeport. taxaw ngeen ko yéen waa consulat parce que waxuma directement kan la. dëgg la mais El Hadj yaa ko jiite taxaw nga ko mu ñëw. ñu jërëjëf saa si dinañ ko tàgg xam naa ne li nga bëgg a wax lépp dëgg la consul. temps bi dafa jeex ma bàyyi la nga tàggatoo. parce que 1 heure de temps bi gis nga ne xajuñu ci. xat na trop mais dinañ ñëwaat. dinañ ñëwaat parce que il faut ñu yeggali waxtaan wi. gën a jox suñu mbokk yi ñu waxtaan. dëgg la dama bëgg rek wax ci sëñ Joxaane ak sëñ Saliou Diop. bon sëñ Joxaane rapidement. li nga xam ne moom nga wax aussi dañ koy encouragé. koo xam ne xam na koo xam ne parce que am na aussi nit ñoo xam ne approché nañu ma wala ñu approché may mun a pour lui dire que ne dafa am mbokk boo xam ne dafa nekk ci diggante. ñu jàpp ci. dëgg la ki nga xam ne waroon na ñëw na pour récupérer carte am fekk fa kii distribuer carte yi. bu ñëwaatee ñu jox ko. dëgg la donc kon yow ñu ngi lay gërëm di la sant wala bu toogoon tuuti sax ñu jox ci rajo Sénégal yaakaar naa loo ci mën a wax. en tout cas kontaan ci yéen. kontaan ci li ngay def. parce que justement on est là pour ça. rajo yi aussi seen rôle mooy indi fi ñoo xamante ne que dinañu indi. jeex na waxtaan boo xamante ne que. dinañuy am rubrique ak yow. boo xam ne dinañ koy def chaque 15 jours. vraiment ñu ñëw toog waxtaan ci li nga xam ne moom. This is AM 930 WPAT.